Serigne Bassirou ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di wax ni dina xaw a jafe wax ginnaaw le président Maguette Mbow mu nekk président chambre de métiers de Dakar nekk aussi sunu wéyjur nekk sunu kilifa ca wax ji macha allah président ñi ngi lay gërëm bu baax a baax parce que lii yëpp yow la nag defe naa présidente Diossi ñëpp di ko dàkkantale bàjjenu artisan yi defe naa doy na sëkk titre bu mag la mu nekk aussi présidente Dooleel Yaakaar nekk aussi élu à la chambre de métiers de Dakar fii ci sa wet nga am mission bu mag boo ko dénk donc tey jii bi nga xamee ni le président de la République tànn na ko dugal ko ci listam mu représenté artisan Sénégal yëpp bi mu ñëwee waxtaan ak yow da nga approprier mbir mi def ko sa mbir def ko sa bis loolu moo tax defe naa c'est une première muy reconnaissance boo xam ni monsieur le président de la République Macky Sall def na ko jëmale ko ci artisan yi parce que ndee def liste 53 personnes au niveau national ñu tànn Adja Diossi Bey boole ko ci defe naa président am na fu mu teg artisan yi am na fu mu teg Adja Diossi Bey kon Adja Diossi Bey yàlla na nga yeggaleeg jàmm ba dugg biir assemblée ci manteau artisan yàlla na nga yeggale ak jàmm tey jii nag li ñuy def mooy sant président Maguette Mbow sant aussi présidente Diossi masawu la coono mais nag defe naa bul jàmbat redevabilité nga am artisan yëpp bi nu amee benn poste ñëpp ci seen xel yow la dem donc mënatoo fay artisan yi defe naa ku la xam nag xam ni yàgg nga dawal artisan yi yàgg nga xeexal artisan yi yàgg nga communiquer artisan yi tey jii loolu la yàlla fay ñi ngi remercier ñi fi nekk ñëpp waa région de Dakar yëpp artisan yëpp ñi ngi leen di remercier dafa fekk ni élection nag li koy gagné mooy voté ji li koy gagné mooy dem jëli seeni carte de électeur fas yéene voté ji loolu mooy gagné dañuy wàññ xob yi suñ dee wàññ xob yi nag président am na lu mu junju dañuy sama carte baax na mais sama carte soxna baax na sama carte jëkkër baax na sama carte doom baax na sama carte mbokk mi nekk Ziguinchor mbokk mi nekk Saint-Louis mbokk mi nekk fële fexe leen ba carte boobu ñu voteel ko Benno Bokk Yaakaar moo am majorité élection yi nag dafa am particularité mooy dañu nekk ci tournant bu décisif élection législative yi yu bari am na fi mais tey ji élection bu décisif lañ jëm boo xam ni enjeu bi mooy jàmm enjeu bi mooy dal enjeu bi mooy stabilité sunu réew te ragal naa ni nag bari na ci secteur yu ñuy wax artisanat mooy secteur bi nga xam ni moo am ay métiers vulnérables su jàmm amul rek duñu liggéey kon nan ñaan jàmm am ci réew mi nan ñaan dal am ci réew mi ca dal nag mooy benn majorité boo xam dinañ ko jox Benno Bokk Yaakaar pour ñu mën a yeggali mission yi ñuy def c'est vrai artisanat defe naa monsieur le ministre nekk na secteur boo xam ne li mu englobé bari na lu président def tey jii artisan yëpp doon nañ xeex ministère plein am nan ministère plein tey jëpp artisan yi doon nañ seet appui ci Covid bi am na lu ci dugg am na lu ñuy xaar doon nañ xeex tenue scolaire am na lu dugg am na lu ñuy xaar léegi nag fan la ñuy voté ji loi yi mooy assemblée nationale suñu fexee ba suñu jigéen bi dugg fa loi yi foofu lañ koy voté su boobaa suñu amee benn loi buñ bëgg a voté moom lañ koy jébbal mu dox ko ñu voté ko muy njëriñu artisan
kon nag dañuy remercier ñi fi teew ñëpp. asalaamaaleykum mbooloo mi maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp kenn ku ci nekk sa tur ak sa sant di nuyu sunu président El Hadj Maguette Mbow président ñu ngi lay nuyu di nuyu monsieur le ministre El Hadj Bassirou Sarr monsieur le ministre ñu ngi lay nuyu di nuyu honorable Adjaratou Dossi Bey ñu ngi lay nuyu di la ziar bu baax di nuyu Adjaratou Ndeye Ndiaye di nuyu ñëpp ñi nga xamante ne ñoo toog fii ci kaw sunu kilifa yi ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar di nuyu sunu imam Sila bi nga xamante ne mooy sunu kilifa fii ci biir village artisanal imam ñu ngi lay nuyu di la ziar ñu ngi nuyu sunu kilifa yu góor yi nga xamante ne ñoo nekk fii ci village artisanal Soumbédioune nuyu nañu artisan yi nga xamante ne ñoom ñëpp ñi ngi fii toog ñu ngi leen di nuyu di leen ziar waa di leen wax ne nag daje bi tey dafa am lu ko waral te daje bi dafa nekk loo xamante ne daje bu am solo la ndax Adja Dossi Bey mi nga xamante ne moom la président Macky Sall xool ko mu nekk jigéen ju mën góor jigéen ju xarañ ci wàllu artisanal mu jël ko jiite ko fas yéene ko dugal ko ci liste bi nga xamante ne incha allah ci kàttanu sunu borom dafa war a nekk député boo xamante ne day nekk biir assemblée di ñu kaasal sunuy droit ñun artisan yi di ñu waxal li nga xamante ne moom la ñu président Macky Sall war a defar kon Adja Dossi ñun ñu ngi lay gërëm bu baax a baax ci teewaay bi nga ñëw fii teew ko ànd ak sunu président El Hadj Maguette Mbow ngir wane sa bopp fii ci biir village artisanal Soumbédioune ndax bu la neexoon nga defee ko sa kër mais da nga xam ne président Maguette Mbow mooy kilifa artisan yi nga ñëw fekk si ko ànd ak moom defar bés bi kon ñu ngi lay gërëm di la jaajëfal di la ñaanal li nga xamante ne moom nga bëgg yàlla sunu borom bi defaral la ko ba nga jël ndam li ci barki yonent bi kontaan nañ ci yow bu baax a baax a baax ñu ngi lay dalal bu baax fii ci biir village artisanal Soumbédioune di wax ne nag ñun artisan dañu nekk loo xamante ne dañu am solo ci réew mi ndax kër goo dem artisan yay nga fa artisan yi ñooy fekk xale boo xamante ne jàngul mu jël ko former ko jàngal ko métier ba mu mokkal ba jëriñ réewam kon secteur artisanal nekk na secteur boo xam ne fii ci biir réew mi secteur bu am solo la président Macky Sall nag li mu def ci secteur artisanal benn président musu ko fi def musul am ci man li ma fekkee ak li ma xam président Macky Sall lim ñu defal kenn defaluñu ko ñun artisan yi dafa fekk ni nag ña nga xamante ne ñoom lay jël di leen yabal ci ñoom ñoo matalewul lim leen sant waaye buñ ko matale woon tey jii kon artisanal kenn waxatu ko mais ñamuy yabal ci ñun ñoo dul yegsi ci ñun looloo waral secteur bi di sooxee te xam naa ne bu fekkente ne am nañu suñu député bii la doon soox bu boobaa day daw kon may wax nag suñu mbokku artisan yëpp nañu jël bulletin bu marron bi mooy bulletin bu baax bi ñun jigéen ñi surtout ñu jug takku ba dëgër dem voté ji def comme ni président Maguette Mbow wax bu dee taw sax ñu xuus ci taw bi dem voté ji ñëwaat ci jàmm di remercier nag suñu président El Hadj Maguette Mbow ndax mooy ki nga xamante ne mooy borom yërmande ji mooy borom yar bi mooy nit ku baax ki nga xamante ne ñun village artisanal Soumbédioune moo ñu may jàmm moo ñu dalal ci jàmm sonaluñu fitnaaluñu woowuñu ci xeex woowuñu ci xuloo muñ lañ ko xamal mu toog ci biir village bi nag encadré ñu ñun artisan yi ñuy ñaan tamit président Macky Sall dañoo bëgg suñu président Maguette Mbow mii nga dooleelal ñu ko ndax su ko dooleelee ñun artisan yi bu boobaa moom dinañu dooleel waaye nag dañu bëgg président Macky Sall mu gën ñu ko dooleel ñun loolu la ñuy ñaan parce que village artisanal su fekkee artisanal dafa am ndey village artisanal mooy yaay ji ndax village artisanal bañ koy sanc
artisans yi di fi liggéey loolu lu yàgg la ba tey artisanal mën a développé wu jëm ca kanam kon village artisanal mooy ndey ji kon ki nga xamante ne dafa jiite village artisanal kooku tamit ñun dañuy ñaan président Macky Sall mu gën ñu ko dooleel ñun artisans yi nag taxaw nañu takku ba dëgër ndax président Macky Sall lépp lu ñu bëgg mi ngi ñu koy defal dafa egsiwul nag dafa des waaye terewul ñun moom la ñu àndal te moom la ñuy jàppale fas yéene ko jox victoire bi le 31 incha allah merci. merci président. doon wëlëre Adja Diosi Bey suñu diggante yàlla def na ëpp na ñaar fukki at ak ñaar ëpp na ko booba tey lenn laa xam ci moom dëggoom ak maanduteem loolu laa xam ci moom li ma xam ci moom mooy nangoo yëngatu nangoo daan dooleem nangoo dimbale ku mu tane te dimbale nag newul rek dem jël xaalis ñëw jox nit ki boo ko dugalee ci association nit ki boo ko organisé nit ki boo ko utalee formation mel ni ku ko jox jën pour mu nappi te foog naa ne loolu moo gën ñëw jël jox nit ki jën benn yoon ne ko wéy la kon boog loolu laa ko xamee ba suñ yoon yàlla tey Adja Diosi Bey bu oote woon li feneen dina ma def problème waaye fi mu ko ootee fii la ñëw fekk ci président Maguette Mbow ne ko fii laa bëgg a defee mbir mi président ne ko mënoo ko defee feneen fu dul fii jàppale ko mobiliser waa chambre des métiers yëpp Alaaji Maguette Mbow ànd nañu man ak moom ak ministre bi nga xam ne moo yoroon artisanat muy ministre d'État Landing Savané fekk boobu ñoo doon ànd ci wàllu politique dem nañu ba taxawal assise nationale de l'artisanat te foog naa ne loolu lu bees la woon ci réew mi document boobu ba tey mu ngi exister importance su artisanat nag président Macky Sall daf koo xam ndaxte xam na ne ba ñu génnee ci deuxième guerre mondiale réew mu mel ni Italie ci artisanat la taxawaat di defarwaat di liggéeywaat ba toll fa Italie toll tey tey boo demee réew mu mel ni Allemagne dañoo yëkkati artisanat foo xamee ne dem ba université laa wax am na ay ingénieurs de l'apprentissage maanaam dafa am branche particulière boo xam ne boo naan ingénieur nu mu tudd agronome ingénieur maanaam en bâtiment am na ingénieur ci wàllu artisanat ci wàllu apprentissage foofee la ko Allemagne yëkkati kon loolu di wane ne kon artisanat c'est une voie de développement rawatina réew mi ñu mel ni suñu réew nga am population artisanale bu yaatoo président Maguette bu fekkee ne jum naa loo ma ci mën a leeral rek nga gën ma koo leeral mais am na jamono bu ñu leen doon tollal à plus de 800 000 xam naa loolu moom loolu romb nañ ko léegi xam naa ne boo matul Dakar sax mot nañ xaaj boobu waaw kon boobu di waxee ne ñun comprendre nañu que yëkkati artisanat ci réew yu mel ni suñuy réew nekk ay réew en voie de développement loolee ci yoonu développement la tegu di leen wax ne président Macky Sall loolu la xam ba mu ko xamee nag au lieu mu bàyyi leen rek seen corporation seeni chambre de métier ak seeni villages artisanaux mu ne kon naa fexe ba baatu artisan yi na yenn gars yi fexe woon xëtt parce que am na ñoo xam ne dañoo xëtt dem ba fexe ba chauffeurs yi seen baat àgg à l'Assemblée nationale tey baatu enseignants yi àgg na à l'Assemblée nationale baatu docteurs yi àgg na à l'Assemblée nationale baatu avocats yi àgg na à l'Assemblée nationale kon tey jot na baatu artisans yi àgg à l'Assemblée nationale président kon daf leen sas ñaari yoon daf leen sas ndaxte tànn na kenn ci yéen daf leen sas ndaxte jigéen la fa def tamit kon sas na leen ñaari yoon kon boog yéen tamit delloo leen ko njukkal delloo njukkal mooy lenn président Maguette Mbow wax na ko léegi mooy bés ba muy taw muy ngelaw muy neige comme ni ko Moussa waxee kenn ku nekk ci ñun na la jaral nga teel a dem fekk na récupérer nga sa carte d'électeur bu fekkoon ne carte yu bees yi nga am wala carte yu bees yi nga xam ne da nga changer de domicile wala yooyu
nga teel ko retiré balaa bés ba bu bés baa nga teel a dem wote jigéen ñi xam nañ loolu ndax dañuy teel a wote dellu toppatoo di seeni kër wote bi nag dañ ne bu ngeen duggee ci bureau de vote bi bulletin yi bari na am na fu lu mot juróom-ñetti bulletin président Macky Sall nee na président Maguette Mbow nee na Adja Diossi Bey nee na bu ngeen gisee benn bulletin bu weex am lu vert am lu rouge ngeen ne a cam bugguma boobu mu ne bu ngeen gisee benn bulletin bu jaune ñu def ci benn mboq bu bleu ak ñoom seen ngeen ne a cam bëgguñu boobu bu ngeen xoolee bulletin yépp ngeen gis bi nga xam ne nag dafa marron ba mel ni chocolat boobu maa ngi tooñ caameen yi ak soween yi ak liyeen yi ak jayeen yi ñoom ñëpp ci biir la ñu nekk bulletin bi nga xam ne dafa marron ba chocolat am benn fas bu nekk ca gauche ba ca càmmoñ ga am benn jigéen bu am reetaan bu neex ca droite ba ngeen ne bii la nga ne a cam bii laa bëgg noonu la ko wéykat bi waxee kon boog damaa bëgg yéen ñëpp ngeen àndandoo xaw ma kan moo mën a def loolu nag ngeen ne a cam bëgguñu ñëlee a waaw bii la ñu bëgg asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatu jërëjëf yéen ñëpp di nuyu monsieur le ministre monsieur Bassirou Sarr di nuyu président Maguette Mbow honorable député Adja Diossi di nuyu ñëpp di nuyu nag imam bi nga xam ne nag moom laa waroon a jiite di nuyu Talla Dia c'est dommage que monsieur le ministre mi ngi dem mais xam naa dina dégluwaat tuuti parce que tey jii nous avons toujours dit que histoire de nous aider à mieux vous aider dama ko yàgg wax tey jii monsieur le président de la république monsieur Macky Sall wane na ko monsieur le président Macky Sall dafa yàgg di wax conseil des ministres di yàgg wane que mbëbëtam ak cofeelam ci artisan yi lii daf ko gën a wane daf ko gën a muy maanaam mu jël Adja Diossi def ko ci liste nationale wax dëgg yàlla lii nga xamante ni le président yàgg na ko defal les artisans yàgg naa wax président def ñu jàmm parce que y a eu l'histoire de depuis 2019 bu ngeen xoolee le président loxoom dugul ci ñun comme ni ko gars yi waxee sànq daanaka gars yi ñooy ko doxalul nañ ko war a doxalee mais buñ ko doxaloon nañ ko waroon doxalee tey ji du am benn frustration ñu ngi remercier nag bu baax le président de la République parce que ñun au niveau de Gorée et au niveau de la région de Dakar gis nañu li mu def bu ngeen xoolee tali bi ñu bari agence yi Nouvelle Frontière ak ñeneen ak ñeneen bu ñu ñëwoon semaine bi balaa ñu ñëw beneen semaine bi mais da ngay gis léegi ci benn bis bi ñu ñëw fii 2 fois parce que dem beeg dikkal wi vraiment quoi qu'on puisse dire yomb na kii parle nag de développement mooy yoon bi d'abord le président Macky Sall dafa œuvrer pour le développement de l'artisanat et du Sénégal daf ko jiite ci defar tali yi jiite ko ci yeneen ak yeneen am nag yum ñu dikk yoo xam ne ñu ngi koy xaar ñun waa Gorée mu mel ni Saloum Gorée bi ak yeneen wax dëgg yàlla bu jëlee maanaam Diossi Bey man je la connais xam naa bu baax yàgg na ànd ak sama sœur ñuy tukki ay xarit bi lii fii taxul ñu xamante donc lii bertuma ci moom parce que dafa yàgg œuvrer pour l'artisanat dafa yàgg xeexal artisanat yal na la yàlla jàppale ñu ba li ñu bëgg mu nekkal votre réussite est la nôtre tey jii ku mën a voter pour yow ñun boppam la voter ku voter keneen nag voter loo sa bopp donc damay bañ a monopoliser parole bi lu yàgg tey ñëwuñu nag pour wax ay doléances dañ ñëw pour remercier le président Macky Sall encourager madame Adja Diossi Bey vraiment di ñaanal yàlla ñu am ndam incha allah jërë ngeen jëf. tey dafa di benn journée exceptionnelle pour l'artisanat
ndax suñu camarade Adja Diossi Sow mi nga xam ne moom la son excellence tànn teg ko ci bopp ci liste Benno Bokk Yaakaar ci wàllu artisanat ñu gis que ni son excellence dafa bàyyi xel trop ci les artisans ndax li ñu mësul am muy ministère plein moom bi mu toogee daf ko créé ko nag jox ko ay jumtuwaay ni ko dama bëgg nga accompagner les artisans mu teg son programme le plan Sénégal émergent jël ay financement artisanaux teg ko fi ñu jaarale ko ci ASEC artisans yi si bénéficier mu indi les 3FPT ñuy former les artisans financement yi di daw l'ADER mi ngi fi le fonds de garantie des investissements prioritaires mi ngi fi te li ma ci gën a remarqué mooy ñun artisans yi dañ cee bénéficier wu bu baax a baax président ni loolu doyul mu indi le programme du PEJA nga xam ne moo lëmbee réew mi bépp artisan bu nekk Sénégal yaa ngi xaar sa matériel ñëw ñeneen ñi bénéficier wu ñu fan yépp ñun ñu ngi woon ci remise de matériel yi loolu son excellence daf ko def pour jàppale artisan yi mais nag ñu koy ñaan que ni doyul ndax artisan yi ku ne xam na ni l'artisanat c'est le socle d'un pays ñun ñoo yor réew mi ñun artisan yi ñun ñoo yor réew mi te réew bu ñu bëggee mu dox da ngay jàppale les artisans ni ko président Macky Sall di defee mais ñu koy ñaan nag mu dolli tey nag dañu ñëw pour honorer notre sœur Adja Diossi Sow Adja Diossi Bey une femme de valeur jigéen ji nga xam ne liggéey lañ ko xamee macha allah sama catu morom kii bu ñu toogalee assemblée nationale Adja Diossi tagal musóoram toogal fa artisan yi dama yaakaar kon artisan yi dañ jël kanam ndax dinañu xeexal dinañu waxal dinañu apporter li ñu manqué woon kon Adja Diossi ñu ngi lay ñaanal lii nga xam ne moom la son excellence mbébét ci yow mbébét ci les artisans muy ñu ku ñu toogal à l'hémicycle yal na ko yàlla suñu borom bi def te bu ko defee yal na la jig mu jig tous les artisans qui sont dans le Sénégal tey nag du campagne ñu politique yu mais nag ku gis nen ni meneen yi ndax son excellence li mu def ci réew mi am na président yi fi jaar dëgg la def nañu mais moom moo dooleel artisanat kon ñoo ngi koy ñaanal moom monsieur le président de la république lépp lu mu sumb rek yàlla na ko daal di ñaanal yàlla aussi suñu président monsieur Maguette Mbow ni ma ko waxee sànq président ngay ndey ji seex yow ku am soxla ñëw ci yow pourtant nag mënoon nga ni sa salaire au conseil nga yow mais ci salaire boobu lay jël di faj bu mu gàncax ci biir bureau kon président ñu ngi ñaanal yàlla yow tamit fi nga bëggee jëm artisan yi nga fa yàlla jëm maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di gërëm ñëpp. di wax rek ne artisanat tey mbir mi dafa des ci ñun ni mu desee ci ñun nag mooy chauffeur yi ñoom législature ba le passé fexe nañu ba yóbbu seen ñoñ dem am représentant assemblée nationale tey nag artisanat bari nañu coow ñun nag dañoo bari wax ku wax ne artisanat moo yor réew mi ku wax ne artisanat moo fi ëpp doole ku wax ne artisanat moo ëpp doole moo fi nekk moo def nangam tey nag mbir mi dafa ñëw ci ñun gis nga bu ñu fexee ba faluñu kii ñun ñëpp nag nañu xamee ne amatuñu pour wax dara bu ñu fexee ba Diossi ni toogul assemblée du benn sénégalais ñun artisans yi ñoo dul tekk ci dara parce que bu boobaa moom danañu noppi parce que fi mu nekk nii wax jeex na de mbir mi ci suñu loxo la nekk léegi ñun ñoo war a xool ba xam dañ koy yóbbu wala dañuy yaccaaral ba du dem loolu nag day def ci ñun parce que nag waxtaan wax dëgg ca la buñ fi nekkee di raayante di nax la ko defee gis nga moom mi mënta yóbbu boppam mënul yóbbu boppam de ñun ñoo koy yóbbu ñoo war a porter nag pour yóbbu ko mooy artisan yi nekk fii Dakar ak yi may dégg à travers ci adduna bi waxuma Sénégal mais adduna bi artisan Sénégal fu mu mënta nekk ci adduna bi dafa war a xam ni
am na benn siège bu ñu am mu nekk 39e personne sore loolu nag mais dañ ko war a jëli 39e personne boobu dañ ko war a jëli andi ko assemblée mu toogal ñu foofu moom bu ko toogee waxalul boppam de amul xalaat pour wax xam nga lan mooy am man su ma soxlaa waaxu ba këram ne ko Diossi nangam ak nangam ak nangam lii de war nga ko faa waxee Moussa Niang bu soxlaa def noonu kenn ku soxla fii waaxu ba foofu ne ko nangam ak nangam ak nangam kii dina ko woo téléphone ne ko lii de war nga koo wax kii dina ko bind ne ko lii de war nga ko kon ñun suñu kàddu lay yóbbul boppam kon tey ñun tamit yóbbuwul ñu kenn suñu bopp la ñuy yóbbu dañ daan yóbbu nag ñun dañ daan yóbbu nag moo jeex léegi nag ñun tey suñu bopp la ñu war a yóbbu ñooy xool na ba xam dañuy yóbbu suñu bopp wala dañuy yàccaaral ñu ñuy yóbbaale rek su dee ñun dañoo ñëw di seetaan wala di fekk rek ñun ñu leen yóbbaale ñu xam bu dee nag dañoo ñëw pratiquement pour mën a bokk ci développement réew mi dañoo war a yóbbu kii dañ ko war a yóbbu donc loolu mooy li nga xamante ne moom moo ci nekk président Macky Sall nag mën nañu wax ni def na la mu war a def parce que tey may ma tuuti rek ma daaneel foofu parce que tey Macky Sall li mu def ci artisanat Sénégal amul benn président bu fi jaar bu ko def loolu nag dafa am ñoo xam ne dañuy ragal di ko wax man mécanicien la tey topp naa président yëpp parce que du ma xale parce que ku làkk juróom fukki at fekk nga tuuti ci Senghor ba ci Abdoulaye Wade ba ci Macky Sall nii kon du ma xale mais Macky Sall li mu def benn président defu ko fi parce que boo duggee ci wàllu mécanicien yi rek donc 55 hectares yu ñu jox Diamniadio dem nañu visiter ko am na 55 ateliers yu pare loolu lu palpable la lu ñu mën a teg baaraam la kan moo ko def président Macky Sall tey projet FEJA bi nga xamee ne sama jigéen mu ngi ko doon argumenté fii 32 milliards ci projet boo xamante ne 8000 maîtres artisans ñoo ci war a bénéfice ak 32 apprentis 32000 apprentis 32000 apprentis ak 8000 artisans maîtres artisans ñoo war a bénéfice ci projet boobu tey man damay jàng métier rek sama patron moo may bindal benn kayit na ma am nga niveau sangam certificat nangam nga dem toog service boo dem pour bëgg a liggéey doo mën a liggéey tey Macky Sall ne na loolu amatul xale yi ngeen di jàngal dañuy dem passé BP léegi am certificat pour ñëpp loo xam ne service bu ñu ko présenté war na leen mën a jël pour ñu liggéey loolu du mbirum caaxaan il faut ñu xam yan façon politique lay mënee ci côté artisanat pour ñu mun koo argumenté parce que artisan moo mën a wax ak artisan moo tax lii sax dafa waroon a gën a yaatu ñu mën koo wax fépp parce que li président Macky Sall def ci artisanat kenn defu ko donc nag loolu dafa fekk nit ñi li xaj ci cin bi xaw ma ni ñu koy waxatee bambara la bu ko doon làkk ci bambara du ma sonn mais wolof bi moo may xam. Adja Diossi man tuuti rek laay wax ci moom ak toute sincérité parce que tey jii bi ñu taxawalee uniforme pour les tenues scolaires pour les couturiers et couturières sénégalais état bi yëkkati jox leen ko pour un temps de 3 ans de 30 milliards man moo ko jëkk contacté dama Pape Ndiaye maa jël sama xaalis nga formé ma tailleur HLM keroog yàlla dogal na bi ma tayee foofu waa présidence yónni leen fa kenn waa ministère yónni leen fa kenn ak monsieur Mamadou Sow échantillon yooyu ñu defee yaakaar naa ne tey moo law ci Sénégal te loolu képp kuy jóg pour développer nit parce que pauvreté amul ñàkk si xel la parce que nit ki su amul dara boo xëyee joxoon ko 1000 francs bu jaayee dara boobu mën na ci am 100 francs wala 100 wala 250 Adja Diossi nag femme de développement la te ñun lu tax ñu jël ko investir ko parce que xool nañ ko natt nañ ko parce que artisan du dof artisan kenn mënu ko nax parce que artisan ñaxam lay dundee su la wóoloo jiital la rek cela veut dire que ne am na valeur yu nekk ci yow kon encore une fois ñi ngi koy ñaanal yàlla au soir du 31 juillet mu teel a génn balay 18 heures sax incha allah nga ne Adja Diossi vraiment investir nañ ko ñu ko koy ñaanal di nuyu waa Soumbe yëpp aussi tamit di ñaanal soxna ñu fi fekk ak département de Dakar yëpp. baax na merci. artisanat moo toll foo xam ne nii dafa jot ñu dem ak suñu bopp mais ñu nekkatul di yem ci association rek nekkatul di yem ci toog ci panel yi di waxtaan rek il est temps ñu dem ca fan ñuy décider wut suñu député ni ko transporteurs yi amee ni ko commerçant yi amee ni ko secteur yëpp am artisanat bu Sénégal am tax bu waxante nañu rente ba solo gën bëgg ñaar mënuñu ko am yàlla may nañu benn élément ñu ne nañ ko def kon jigéen
ndax gis nañ jigéen ñi ni ñu nekkee jàmbaar ci biir secteur artisanal di ci góorgóorlu ci côté bu nekk cër boobu bu ñëwee ne nañ ko jox jigéen ñi jox Adja Diossi mii mu porté ko yàgg am na ñun ci secteur bi donc koo xam ne aussi daf ko mérito dafa yàgg liggéey ci biir secteur bi yàgg ci sonn boo gisee ñu li def yëpp ñu koy fa plaisir bëgguñu lu dul élire ko moom ni mu toogal ñu ci assemblée nationale ñu waxal ndax président de la république Macky Sall képp koo xam ne ni lépp loo ko contre nangul ni nopp yi mën na daw li mu liggéey ci artisanat ak femme développement femme entrepreneuriat amul benn président bu leen ko defal ci réew mi xam leen ko bu lépp yéen surtout jigéen ñi sax yéen muy ay ministre muy moom lu ne dañ ne ko ci yéen pour ngeen dem ngeen yeew ñu moytu naxaate yi gis ngeen fii mu toll nii képp ku leen fi wax jox ku leen wax xam ngeen président la bi majorité bi di gis bu mag ci réew mi te ko ci ñun baadoor yi lay wàccaat lay geer ndaxte président mënul na ñëw li dénk ko réew mi ba pare xam ko assemblée nationale dootul liggéey réew mi day taxaw day daga ñu su boobaa ñoom ñaata yooyu dañuy am seen salaire di lekk ñun ñi ñooy sonn te réew mi métti bi ñëpp xam nañ ne toog ci biti di critiqué rek yomb na di wax li naqari ci réew mi mais dem defar réew mi moo jafe moom mën na mi ngi liggéey nañ ko jàppale bu bës ba jotee jarul coow lu bari ngeen jël liste yi bulletin yi muy spécimen yu marron beige bi ñëpp ko xam ñu woote ko ko nekk ci biti rek di wax bari na trop mais nekk ci biir bi liggéey mooy li jafe kon nag maa ngi leen di ñaanal yéen ñëpp Adja Diossi Beye dañ ko jàppale ñu fexe ñu yëleen ko mu dem teewal ñu fa ñuy xuloo mu xuloo ñu fa lu leen naqaree ko bu ñu waxee moom mu jot ci boo ko président la lépp ko am na loolu da cee dara mucc na ko mais ba mucc na ko mu koy xel may sant ñëpp gën temps bi moo gàtt maa ngi sëriñ sama yaay sama tante honorable député Diossi di wax man nag yéen artisan yi man si ñu leen amee njukkal man ci laa bokk ndax man dama doon xale bu sot di wër borom xam-xam yi bu ma wëree borom xam-xam yi ba gis si ki nga xam ne mooy Cheikh Anta Diop bu tàggat ndaw yi ñu science bi moo mën a développé def bi ñu ko wëree ba ñëw Sénégal ñu gis yéen artisan yi yéen Cheikh Anta Diop bu Sénégal ndax yéen la ñu jox weñ ngeen def ko lal wala ngeen def ko chaise yéen la ñuy jox banque ngeen def ko lal wala ngeen def ko table yéen la ñuy jox der ngeen defal ko table dentiste bi sax artisan la ndax dañ koy jox poudre bi mu defar si bëñ médecin bi sax artisan la kon yéen da ngeen bokkal Macky Sall métier parce que Macky Sall bu ko gis xam ni c'est un visionnaire li mu def Sénégal moo koy transformé yéen ay transformateur ngeen di wax nag bépp réew bu développé rek seen tànk la nekk ak seen loxo yéen Macky Sall moo leen amal jukkee du yéen ndax yéen développement Sénégal te yéen a war a Sénégal di wax nag Diossi dafa uuf HLM uuf marché moderne bu gën a mag ci Afrique de l'Ouest am fa taxawaay bu mu am bu taxaw HLM 5 bi yëpp ba HLM 6 doon suñu yaay suñu pap suñu conseil képp ku mer su koñ bi sax du ñu wooyee Diossi sax nga bàyyi sa mer kon ñun ñoo koy félicité ci li ko Macky Sall def di wax nag yéen kati artisan yi moom leen quoi ñun tamit dañ si bokk mooy génération bi nga xam ne ni mooy moderniser Sénégal ñu war a topp seen ginnaaw gunge leen ngeen di defar Sénégal ñu bañ a guddal kàddu bi di remercier ñoom. di wax ci institution bi ñu investir Adja Diossi muy ci élection législative yi nga xamante ni foofu lañ jëm mu nekk loo xamante ni defaluñ ko Adja Diossi mais ñun lañ ko defal nous les artisans parce que am na lu fi ndongo Thiam wax léegi pour waxaat lu ëpp lu yomb am na léegi aussi lu fi Baxa Yokho wax waxaat lu ëpp lu yomb ñun artisans yi nañ gëm ni jëf moo fi des ay wax war na fi jeex par exemple tey suñu xoolee salle bi on est plus de 100 personnes parmi nous parmi les 100 personnes là kenn ku nekk soo fexee ba mobiliser 10 personnes ñu dem voté ji voté Adja Diossi la ñu bëgg suba ci élection yi daañu ko am kon nañ bàyyi wax ji te jëm ci jëf ji jàngeen jëf. ñun tey jii ñu ngi doog a am koo xamante ni tey mi ngi ñu bëgg a jàppale ci secteur artisanal ndax suñu toogee boobu ba léegi mosuñu am koo xamante ni investir na la ci secteur bi tey bu ñu amee ñu investir Adja Diossi ñun artisans yi dañu war a mobiliser wu wala booloo doon benn jàppale ko booy jàppale sanu ko ndax yaakaar na Adja Diossi bu toogee dinañu fa nekkal te ñun soxlawuñu dara lu dul koo xamante ni ku ñu nekk ci secteur artisanal bi moom lañ soxla di nuyu sunu président chambre de métier monsieur Maguette Ndao bu baax a baax ndax moom dara ñoru ko lu dul secteur artisanal bi kon nag
ñoo ngi ñaan di tàllal loxo nag secteur bi képp koo xamante ni muy artisan na nga fexe ba le 31 muy dimanche nga mobiliser wu ak ñi nga àndal nga jéem a voteel Adja Diosi Diop ndax ñun kat mooy sanu ndam Diosi Bey moom mooy sanu ndam di jaajëfal ñëpp nag bàyyiwuma kenn. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu. Sama mbokk artisan maa ngi leen di nuyu di jaarale nuyoo bi ci sunu président monsieur Maguette Mbow di nuyu Adja Diosi di nuyu mbooloo mi ñëpp di nuyu ilimaan bi fi jógee léegi xam naa ne dafa julli ji mu yóbbuwaale kaddu julli ji yépp nag ak village artisanal bi présidente bi fi nekk duma yaboo ma ne à titre honoraire ci lay kaddu bi ci loolu lay wax waaye mënatuma wax leneen lu ëpp li fi ñii fi wax surtout sama rak sama jarbaat Baxa Yoxo li mu wax dafa yóbbuwaale lépp dafa résumé lépp président Maguette dafa wax li nga xam ne moom mooy jaar-jaar yi président ak xalaatam ak développement ak confiance bi mu am ci artisanat ak li artisanat représenté kon donc defe naa ne nekkatul loo xam ne te itam Adja Diosi ku nekk xam na ko waxal ngeen ko seen bopp ñun ñuy ànd ak moom di liggéey ci liggéey bii ñu def ba tey du daje fii xam nañu kan mooy Adja Diosi kon nag loolu laa doon révélé rek di leen indil kaddu Thiès président Sey mi ngi leen di nuyu moom itam di nuyu waxandoom camaradam jëfandoom Alaaji Maguette Mbow ak artisanat Thiès yépp Diosi nag bés ni que tey wala biñ ko investir léegi mu nekkatul Diosi ndàngam wala mais Diosi national la fi mu nekk nii asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala. ndax xam nañ ne fàttali te ku séddale fàttiwu la boo lëggee amaana lu ñu def deen du fàtte ndax maam danaa wax ne su buur jógee tegge la bu daanu jógee du la tegg waaye bu buur jógee teggiwu la bu daanu jógee tegg kon nag comme teggiwuñu yaakaar na ne bu daanu jógee doonu tegg léegi nag li ci des ci ay doléances duñ ko xam ne léegi dañuy bàyyi ba élection yi jàll yàlla dogal dañuy sargal Diosi di ko daan ko di ko ñaanal yàlla dinaa doon ci assemblée nationale bu boobaa nga nuyu bëgg daan ko wax président bu njëkk lii moom lañ leen yóbbante Serigne Bassirou te xam naa ne dana am yow it loo ci mën a sawal nga def ko ci yéen mbooloo bi maa ngi leen di ñaan ñun ñëpp bis baa nan teel a dem teel a wote nawet rek la nekk yàlla mën naa dogal di xel ci weneen di xel bi ñu génn ndox bi dana bari waaye lu mu bari kenn ku ne na nga sol loo xam ne leneen am loolu nga puus ndox mi dem wote ji tënk si waat sa loolu mooy doon léegi la ñaan yéen ñëpp kenn ku ci ne nag soo demee bitee bi bëgg nga jël ko dóomu sàmm la moo nekk nii mooy maroon yi defal formation defal na ko ak yow bëggalul dara boppam waaye nag dafa teral yaayam ajaratu amital yaayam ja ca àjjana moo ko may lii mu am alaay ajaratu amital la sa yaay tudd njaay la yaayam tudd maam kumba la yaayam tudd marim dime kumba tëgg yaay ma nga Medina sa yaay a ngi Ndakaaru mbaate nag lan ko mbokk ndeyum sala yaay mat mi toog aw faam la seen yaay tudd marim dime kumba tëgg ak ma samba yaay ji kumba tëgg la seen yaay tudd kumba tëgg ay sati jaar sa kumba tuur waaye nag njaay say amital sa yaay njaay ibnu fa daaro mbokk day ma xari fa daaro ak balla njéeme fa daaro ak ati fa daaro ma tartal la seen baay Maguette Mbow yow yaay Diosi yow ma yaa seen maram mbay seen ba faa kumba jaam atumaan paate yaa Diosi yéen a bokk menn maam dégg naa sa wax amoo dara ci kiñaan sa wax rafet na sa njiit rafet na waaye sama doom ji lu mu amul tey boo lëggee dana ko am amital yaayam jëla teral jàppale ay rakkam ca booba yii amul Diosi bëggul dara dimbalee la bëgg jàppale nit ñi la bëgg nekk ci lu baax da ngay nekk député kenn mënu koo téye bis bu ñu koy def nag asalem lañ koy féete ngeen fekk ñu asalem ba xam ni asalem met ci Diosi ak ni ñu bëgg a Diosi ak ni ko ñëpp sot Adja Diosi l'honorable par la parole est à vous. Auzu billahi mina shaytani rajim te bismillahi rahmani rahim
maa ngi wax asalaamualeykum samay mbokk asalaamualeykum samay mbokk artisan asalaamualeykum waa chambre des métiers de Dakar asalaamualeykum waa région de Dakar asalaamualeykum waa les artisans du Sénégal maa ngi nuyu ñëpp di ziyaar ñëpp di tàmbale nag ci président chambre des métiers de Dakar muy président Maguette Mbow mu nekk sunu président boo xam ne dafa loyal mu nekk sunu président boo xam ne dafa yaatal di ko wax président yal na nga fi yàgg te ànd ak wér ndax lii tey ban ko jëmtale président ba ma ko waxtaanee ak moom moo ma sant ñu defee ko fii ci village artisanal te yaakaar naa ne organisation bu ne def naa ko fii ci Dakar ma defe ko CICES ka defe waat CICES ka defee Sorano ñàkk ma woon fu ma defee tey boo samay nit ma defe ko fa mais yaakaar naa ne fii ci secteur de l'artisanat fii laa ko war a defee fii ci wetu ki nga xam ne mooy sunu kilifa que mooy sunu papa que mooy sunu nijaay mooy sunu càmmiñ ku mu nekk président Maguette Mbow bon président Maguette Mbow ñu ngi lay nuyu te di la wax jërëjëf ci taxawaay bi ak jàppale bi ak lépp ndax man élu chambre de métier la ren laa dugg ci biir chambre de métier bi mu wóolu ma jox ma benn commission bu ñuy wax ak commission foire ak exposition bon loolu baaxam la ak yaatoom ak loyauté bi ma wax ko loyauté bi ma wax moo nekk ci moom xam moom la ñu defal bon président ñu ngi lay ñaanal rek nga yàgg fi te ànd ak wér ma ko nuyoo ba pare nag kat damay nuyu ak sama secrétaire général mu nekk Moussa Niang moo ko nekk sama président ci conseil national des artisans du Sénégal mu nekk pour le patronat de l'artisanat bon maa ngi koy nuyu di ko jox wàccukaay bu baax a baax a baax kat di nuyu ki nga xam ne mooy Bari Koundam te Bari Koundam keroog ban ma investir ba léegi diaspora bi sax sa diaspora bi nga xam ne sa panel bi mu am si diaspora bi dafay indi ay waxtaan di leen wane ne il faut que nous voter Benno Bokk Yaakaar ak di ma yónnee ak di ma boole sa panel bon que Bari Koundam ñu ngi lay gërëm yow tam bu baax ak di la sant di gërëm Baye Mor Ñaa bu baax a baax a baax a baax kat di ko ñaanal moom tam mu yàgg lool ko yàgg noo gunge Papa Ndiaye Colobane ñu ngi lay gërëm ñu ngi lay sant bu baax a baax a baax ak di gërëm ak di sant ki nga xam ne mooy Daouda Dia ka nekk ka ci marché HLM te jiite fa tailleur la fa nekk ci complexe ba mu nekk moom laay wax ne na HLM la fa nekk ci ay tailleur ëpp na 2000 tailleur ñoom ñëpp nekk ay artisan ak nekk ci marché HLM bon Daouda ñu ngi lay dalal yoo tam di la gërëm di la sant di gërëm sant ki nga xam mooy sama rakk di wax léegi nag que mu nekk waa Omar Dia bu ñuy wax moom Suisse la nekk te yor mouvement bu taxaw yaakaar naa ne dëgg bi képp kuy seetaan ka live fa xam ne ni kii dafa bokk ci activistes yi nekk fii ci Sénégal doon gis loo xam ne injustice di ko dox àndoon ak Pastef àndoon ak Sonko que léegi mu xam ne Sonko moomu que yoratu ko président Macky Sall la ko yor que moo tax mu ñëw moo tax ma ne nañ ko dox parole que ban ko nuyoo ba pare nag ma ñëw nag ci waa village artisanal bi ma dalal di jaare nag ci seen présidente Ami Dia di jël nuyoo bi yëpp di ko teg ci loxoom mu nuyool ma képp koo xam ne mi ngi nekk fii ci village artisanal bi di wax ne Ami Dia teeru nanu ka dalal nanu wa su waxtaan na ñoom ñun ka yaatal nanu solal nu seen mbubb yu rafet yii ba ñu jógee ci loolu dama am ñu bari ñoo xam ne dañoo ñëw ci bis bi ñi nga xam ne ñu ngi jógee Scat Urbam ñoom Koumba Niang ak ñoom Fatou Sow maa ngi jël seen nuyoo di leen ko jox du nuyu waa Konapass Fanta si bu jiite ko du nuyu ko Mati Thiam mu jiite waa Parcelles du nuyu Dieynaba bu dooleel yaakaar bu taxawu njaboot ko mu jiite waa taxawu njaboot di nekk ci Sénégal yëpp di ñëw nag ci waa HLM samay mbokk di leen gërëm di leen sant ndax foofu samay rakk ñoo fay nekk ak samay doom ñoo fa nekk ka taxawu nan ma ba nu dooree campagne ba léegi bis bu nekk ñii ci proximité bis bu nekk lépp lu ñu war a def rek waa HLM jàppale nan ma si te du nuyu waa Gorée ñu ngi fii waa Khady ñoo a jiite ko moom tam ñu ngi koy gërëm di ko sant di ko ñaanal yàlla du nuyu képp koo xam ne mi ngi si nekk nga di ñëw nag li nga xam ni que moo ñu fi indi
ma am nag sant bu rëy boo xam ne dama ko war a sant bi ma sant ginnaaw ma sant samay waajur ba pare nga xam ne tey jii su ma taxawee fii tey maa ma am baat samay waajur la ma leen di ñaanal fan yu nekk yàlla na leen ko yàlla yërëm maa ngi gërëm ak di sant ki nga xam ne mooy président de la république du Sénégal ndax président de la république du Sénégal ko mënoon nañ jël investissement mu jël loolu teg ko fee suuf seet daal ne waa artisan yi de dëgg danoo bari pàcc wante président ba ne Diossi la rek dafa ànd si Diossi ma am gërëm ak sant nag ndax man dama nekk ci mouvement force ouvrière Mamadou Dieye mu initié ko ñu jël coordinateur muy Issa Dieye ñoom ñoo ko jiital ma leen di gërëm ak képp ku nekk ci force ouvrière ndax keroog bu ne ñu tànn te tànn dafa metti stade de l'amitié nan nekk 43 départements fa nekk 43 départements yëpp responsable yëpp daan na Adja Diossi ko ba ñooñu mënuma leen fay dama leen di gërëm di leen sant di ñëw nag ci président de la république ñëpp wax nañ ko ñëpp nee nañ président bi ba mu toogee ba léegi lim fi def benn président defu ko dëgg la ndax président de la république moo nu defal fii journée de l'artisanat président de la république moo nu defal salon international de l'artisanat président de la république moo jël 3FPT teg nu fa artisans yi di formé wu di def ay renforcement de capacité que moo nu tegal li nga xam ne que moom mooy que PF2A ya xam ne artisans yu bari dañuy jël seeni xale di leen formé di leen jox quoi 40 000 que président moo nu fi tegal li nga xam ne mooy PEJA bi nga xam ne wax nañ ko léegi que président ak moo nu fi nga tegal ci direction de l'apprentissage muy liggéey bu am solo boo xam ne képp koo xam ne muy maître artisan ñi ngi fexe nga am sa diplôme que valorisation de l'expérience ki nga xam ne ñoo koy jaarale maître artisan yi di ko am ñi nga xam ne nag ñoo nekk artisan yi nekk ci Sénégal man ñoom laay waxal tey jii nga xam ne tenue scolaire yi président yi teg na ko 10 milliards par année pendant 3 ans que muy ay tenue scolaire président lan la bëgg artisan yi rek ñu am liggéey artisan yi ñu am loo xam ne dañ siy jóg di si yëngu bon président jërëjëf ñu jóge ci loolu terrain yi yaa xam ni 55 hectares yi mu jox mécanicien yi yaakaar ne balaa muy yàgg ngeen dégg ne que ñu ngi koy inauguré ñu jóge ci si loolu que président li ko war def na ko de ñu ngi ko teg si loxoom ñoo ko liggéeyal ñu ko warul liggéey te jox nañu 25 milliards 150 000 francs que par artisan mais ñi nga xam ne ñoom nañ ko teg si seen loxo ñoo ko liggéeyal ak ñu ko warul liggéey bon président ñu ngi koy waxati ko jërëjëf lii muy def nag si secteur de l'artisanat bu ñu koy wër di ko wax ak toog di ko wax fii ba suba ak du jeex bon nag may ñaan képp koo xam ne ngay artisan rek moo mun a voteloo 20 personnes voteloo moom apprenti bi wa compagnon yi ak njabootam ak ay clients lu mu tuuti artisan bu waxoon ne tey bu nu mbooloo woon daal di ne artisan yi dañoo bëgg tey Diossi ba 39 ba 50e jàll artisan yi mun nañ ko te kat président xam na ne que ñu ngi koy liggéey président xam na ne nag fii ci réew mi ak kenn du fi def lu ko te artisan yi ba nu dooree ba ne Diossi ba ci liste ba léegi artisan bu nekk foo munti nekk yaa ngi nekk ci yaa ngi liggéey am na koo xam muy Mbaxane Diop Ziguinchor la jógee te yegg seegul ba léegi te Ziguinchor ba mu demee ma nga nekkoon dem nañ Oussouye te dem nañ Bignona dem nañ yëpp di liggéey ci secteur de l'artisanat bon tey Sénégal ñëpp jóg nañu di yëngu ngir rek le président Macky Sall coalition Benno Bokk Yaakaar moo am benn majorité confortable moom nañ soxla moom nañ bëgg bon may ñaan képp koo xam ne surtout ñun jigéen ñi ak ndaw yi ñu xam ne li fi nekk mu nekk président Macky Sall lim fi def te yàlla na dafa def ka ba mu ñëwee la or bi génn or baa ngi foon mais kenn gisu ko woon ka ba mu ñëwee la pétrole ak gaz génn boo ñëwee te nag maa ngi la koy yëgal de pétrole bii ñuy wax di ngali que dërëm jaayaguñ ko ci 2023 nañ koy jaay nit ñi nag ñi fi taxaw di ngali pétrole bee tax yéen ndaw yi dañ leen di ñaan
te dañ leen di ñaan nag xam ne fii kenn nekk fi ak ko ku dul président Macky Sall nan ko jox majorité confortable kat nan ko jàppale bu leen dégg kenn bu leen dégg ñi nekk ci caravane yi bu leen dégg ñi nekk fële ñun waa Yewwi Askan yeewu nañ leen ba mu dëgër ñu dem suñu yoon àndandoo ak Benno pour bëgg nag jëm le 31 juillet ma ne le 31 juillet teel leen a jóg te mag ñi nan leen jël yóbbu te ndaw yi nan leen yee waxtaan ak ñoom ndax kat dafa mel ne que ndaw yi danoo gëlëm nanu xam ne liste coalition Benno Bokk Yaakaar mooy coalition bi gën ci coalition yi maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm di ñaan ci ngoon defal jàmm merci beaucoup.